di nuyu ñëpp fàttewuñu kenn bon tey nag damay def sama présentation aussi parce que c'est pas pour rien que ñu choisir ma comme présidente comme étant présidente cellule Sampaate 2 voilà man Adja Aminata Ndiaye laa tudd je suis professeur d'éducation physique et sportive. En même temps, je suis conseillère technique départementale de rugby. Je suis la représentante aussi de la commission féminine au niveau de la Fédération sénégalaise de rugby. Et je pense que man aussi maa nekk présidente ASC wu koñ bi depuis 3 ans ci ren. Donc mu nekk loo xamante ne nii tey confiance boobu moom lañ ma jox ba tax tey ak casquette yooyu ma occupé moo tax tey ñu jël ma teg ma fii comme présidente cellule Odi. Bon Odi nag mooy lan tey moo ñu fi dajale moo tax ñun ñëpp ñu réunir fii mooy lan mooy appel à l'union et au développement idyllique de Thiès. Kan moo ko taxawal muy son excellence monsieur El Bachir Gueye. El Bachir Gueye nekk koo xamante ne nii c'est un ambassadeur itinérant au Qatar kon loolu du ay fo. Ambassadeur itinérant loolu du ay fo c'est pas n'importe qui lañ koy jox. kon kii toog fii tey du n'importe qui aussi ci biir koñ bi donc loolu dañ ciy kontaan voilà Odi moo ñu fi dajale donc appel la wax mooy lan mooy woote à l'union mooy ñu booloo ndax booloo loolu yàlla da ko wax ci alxuraan depuis chaque jour dama leen koy répéter waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy booloo leen si buumu yàlla bi te bu leen tàggalikoo ba mukk. Bon président El Bachir nekk na nit koo xamante ne nii social ci la yëngu di yëngu ci développement di yëngu ci entrepreneuriat tey nag mu dajale ñu fi pour financer ñu je pense que li ñu waroon a wax yépp waxoon nañ ko depuis ça fait plus de 1 mois ñu nekk di ko préparer donc def nañ fi première rencontre ak ñoom Atxaana ak Pape Sall ñu leen di féliciter ci liggéey bi nga xam ne ak Badji liggéey bu rafet bi nga xam ne ak Tafa yéen a ngi koy def boobu ba léegi ñu ànd si ak Ndey Faama ak Yacine ak man boobu ba léegi tooguñu ñi ngi dugg si koñ bi ak di génn ak di def fii ay réunion yoo xam ne président sax du ko yëg mais lépp rek si audit tey audit dafay dajale nit ñi li ñu tax a toog fii nag mooy financement bi comme ni ma leen ko waxee financement bi tamit joxuñu ko ku ne. ñaata nit ñoo demandé financement fii biir Thiès mais demuñu ci ñoom ndax président dafa am nu muy liggéeyee jigéen ñi nga xam ne dañoo jàmbaare xarañ mooy comme ñun ñii tey waa Sampaate 2 ñu nekk jigéen ñoo xamante ne nii ñu jàmbaare lañu ak jigéen waa Chine ñu booloo nekk benn boole avec yi génne cadre avec bi ñëw ci conceptu Odi ndax Odi li mu bëgg mooy bëggul ay coow bëggul histoire bëggul xuloo bëggul xeex li ñu bëgg mooy social développement ak entrepreneuriat te ñun danoo bëgg a avancer bokk nañ ci jigéen yi nga xam ne danoo bëgg a avancer. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu leen di nuyuwaat yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di njiital ci nuyu bi ki nga xam ne kii moo ñu dalal tey di présidente cellule bu Sampaate di Adja nekk l'un des membres fondateurs protagonistes du mouvement Audit vraiment di ko féliciter ci liggéey bi nga xamante ne en amont def na ko tey jii ñun ñëpp ñu teg suñu bët
di ko contempler avec un sentiment vraiment de fierté vraiment di ko gën a encourager di ko wax ne affaire bi nii la. di toftal ci nuyoo bi Yacine sama sœur loo xam ne vraiment mu aussi damay wax ne exemple la parce que dafa nekk ci ay situation yu difficile mu liggéey ba tey ji mu nekk référence peut-être ci ay rakkam ak i magam di toppale ci nuyu bu day faama aussi nga xam ne moom damay wax ne chaque fois ji ku mel ni moom ku mel ni Yatu ay exemple lañ aussi ci audit parce que dañoo nekk ay braves femmes yoo xamante ni dañoo ñëw ci audit en un temps record ñu adopté concept audit comprendre ko di ko véhiculer à travers ces femmes là donc yéen ñëpp ma leen di boole di féliciter di vraiment den wax ni gis naa seen engagement ak seen dévouement envers le mouvement audit den wax ne affaire bi nii la rek la dama leen di gën a maa ngi seen ginnaaw di leen gën a jàppale di leen gën a dooleel lépp lu ngeen nekk suba ba ngoon maa ngi ci lu ngeen joxoñ ñu dagg. may nuyu aussi Miss Thiam di nuyu sama soxna Dieynaba di nuyu madame Diop présidente cellule bu Cité Lamine di nuyu Khady aussi présidente cellule bu Diamaguène di wax ne fi ñu mës a jaar yëpp ay satisfaction lañ fa am parce que ay dames d'affaires lañ fa fekk te comme am na ko wax sànq audit loolu lay ñooñu rek la ñuy wër crème boobu la ñuy wër ñun dañoo bëgg ñi nga xam te ne dañoo gëm seen bopp dañoo gëm ni Sénégal dañ ko war a changer dañoo gëm ni Thiès dañ ko war a changer te ñun dañuy wax ne loolu mooy suñu credo au niveau du mouvement audit ñun dañoo gëm ni amul benn société bu mën a prospérer te amul une solidarité agissante sincère et pérenne boo xam te ni day nekk solidarité bu dëggu solidarité bu sax ñëpp di jàppalante dugalante tey jii loolu la mouvement audit woote à travers concept bi nga xam te ni ñu ngi koy développé mu nekk audit social ak audit développement ak audit entrepreneuriat donc nag damay bëgg a wax ak surtout jigéen yi nga xam ne moom la ñu fekk si di wax ne tey jii Sénégal métti na comme ni ma ko waxee chaque fois le Sénégal c'est un pays pauvre fortement endetté ba nga xam ne croissance économique bu Sénégal mënut a réduire pauvreté bi li nga xam ne moom la ñuy xeex ñun nii aussi nga xam ne mooy fexe ba égalité am ci góor ak jigéen aussi croissance économique bu Sénégal attunu ko li nga xam ne mooy créer aussi des emplois croissance économique bu Sénégal attunu ko ndax croissance pour mën a attan loolu foog mu mën a yàgg ñuy wax croissance durable foog mu nekk aussi croissance économique boo xam ni elle profite à tous maanaam ñëpp ñoo ciy gis seen bopp te comme Sénégal réew mu ndóol la croissance économique du taxaw donc forcément dafay métti ci ñi gën a féete suuf tey jii nag ñun loolu la ñu comprendre assez tôt dañoo comprendre ne que ni développement communautaire rek moo ñu ci mën a génn. c'est vrai que dina neex nit ñëw diis la soxlaam nga fajal ko mais nga jàngal nit ki ni muy nappee moo gën koy may jën chaque jour. ñun nag dañoo nekk di fexe pour jàngal nit ñi ni ñuy nappee naam sax dañ cee fekk jigéen ñi parce que man dama gëm ni jigéenu Sénégal dafa am jom jigéenu Sénégal dañoo nangoo liggéey jigéenu Sénégal dañoo mën a toppatoo seen njaboot jigéenu Sénégal dañoo mën a taxaw seen borom kër donc ñooñu ku investir ci ñoom perto damay wax ni politiciens yeeg ñëpp xaalis bi ñuy jël di ko investir fenn dañ ko ñëw investir ci jigéen ñi ndax jigéen ñi loo ci investir nga ko ci njaboot gi te njaboot gi bu naatee dëkk naat waaw donc tamit ci loolu la mouvement audit ci lancé boobu la mouvement audit di dox ñu ciy continuer donc tey jii croissance inclusive boobu nga xam ne moom lañ gëm ni mooy seul issue bi nga xam ne mën na tax tey ñu génn ci muy croissance inclusive mooy li ñuy wax croissance boo xam ni maanaam yokkute boo xam ne dafay matale ñëpp a ciy bokk loolu duñ ko mën a am mukk tant que li ñuy wax origine ethnique du am maanaam wolof beeg séeréer beeg tukulóor bi ñëpp dañuy gis seen bopp ci dëkk bi ni muy doxee góor jigéen dañuy gis seen dëkk bi ni muy doxee mag ndaw
dañuy gis seen bopp ci dëkk bi muy doxee du am statut social aussi ku am ak ku ñàkk ñëpp dañuy am xam dëkk bi ni muy doxee am prise de décision di participer aussi ci cadre ci dëkk bi ni muy doxee tant que loolu amul Sénégal du mën a avancer. te loolu nag pour ñu mën a dajale loolu yëpp il faut ñu dajale ko ak li ñuy wax développement communautaire bi moom mooy développement boo xam day commencer ci suuf. tey jii loolu moom moo ñu tax a jóg te loolu pour ñu commencer ko ci ni lañ koy commencer mooy subvention yi nga xamante ni moom du ma ko subvention sax mais c'est des prêts mais prêts la yoo xamante ni comme ni ñu koy waxee prêts la yoo xamante ni amul intérêt amul limite dañ leen koo jox pour ngeen liggéey ci ndax avant tout comme ni ñu koy waxee sànq wax naa ko sama commencement wax solidarité moo ñu tax a jóg d'abord ici dañ ci bëgg aussi jaamu ci yàlla ndax de inna allaha yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir yàlla mooy jël ay xéewal jox ko ko neex moom aussi moo koy xañ koo neex donc nag nit ki bu la yàlla joxee as tuut da ngay tourné ci nga xam ne yaa leen tane parce que bu neexoon yàlla nga mel ni ñooñu donc yàlla bu la joxee as tuut da ngay tourné ci ñi nga tane loo mën ci jàppale leen nga jàppale leen te yàlla tax ñaareel ba wa maa aatu min riba tarbu fi amwaali naas falaa yarbu inda Allah wa maa aatu min zakaatin turiduna wajha Allah fa ulaa'ika humul mud'afuun yàlla di ñu wax ne lépp loo xam te ne yéen a ngi koy def ci nit ñi seen alal di ci sàkku riba yàlla nee na loolu du dem fenn mais li ngeen jël parce que yéen ci yéen a liggéey jaamu ci yàlla jox ko nit ñi yàlla nee na loolu dama koy ful du jeex mu ko te ñun dañoo gëm ne lépp lu ñu joxe yàlla dinañ jox lu ëpp loolu. donc xaalis bii ñu dañ leen koy jox di am espoir ne di ngeen ci liggéey te bis bu ngeen ci liggéeyee bu ñu ñëwaatee fii dañ koy dolliwaat dañ koy doubler sax mbaa ñu tripler ko donc may leen di féliciter yéen ñëpp di sant assistance bi yëpp. di remercier encore une fois cellule bi nga xam ne mooy cellule ASC Sampaate di wax ne di wax di aussi comme ni ma koy defee chaque fois di damay conseil jigéen ñi chaque fois su ma ñëwee ci mel nii di wax ne nañuy bàyyi xel njaboot gi ndax njaboot dafa am solo tey jii loo sonn ci àll te njaboot gi nekk ci safaan amul sens tey jii éducation ci lay xale yi di rawante te xam nañ tey jii mondialisation bi dafa toll koo xam dafa doy waar ñu bàyyi xel xale yi bàyyi xel téléphone yi xool contrôler suñuy doom xool seen éducation c'est très important lépp lu ñu fi wax di ko def bu fekkee dañoo bàyyi xale yi ñu nekk ci li leen neex ñu ñuy def di ko wax yëpp amul njëriñ ndax xale yooyu ñooy suba nekk magu suba te ñoom dañuy confier ëllëg si biir dëkk bi donc nañu fonkaat éducation xale yi lépp lu ñu mën ñu gën koo cee def te loolu dama ci ñaax jigéen ñi parce que yaay mooy éduquer donc may wax ne liggéey baax na waaye nañu toppatoo xale yi toppatoo seen njàng di xam ci lan la ñuy fanaan di xam ci lan la ñuy yendu c'est très important. beneen bi aussi may terminer di wax jeunes yi jeune koñ bi di remercier Mamadou Ndiaye en particulier di wax ne comme ni mu ko waxee bu ñu gisantee yàggul mais vraiment man dama am fierté gis ko nu muy doxalee ci fii Chine. parce que jeune lii dañ koy soxlaa ci koñ affaire bi nekkul ne da ngay yor sax moyen mais da ngay am engagement nekk un exemple soo amee engagement nekk un exemple rek jeunes yëpp mën nañ roy ci yow te jeunes yëpp mën nañ la déggal te foo leen teg mën nañ faa nekk. tey su ma gisee comportement Mamadou Ndiaye ci koñ bi vraiment daf may fàttali ñun ba ñuy gën a nekk ndaw nekkoon Sampaate comme ni ñu ko waxee moo tax may terminer di wax suñu mbokku jeunes yi bi doon wax sànq Sampaate ne ko fii ne ko c'est ici là où nous sommes à Sampaate 2 communément appelé Chine fii la lépp commencé c'est ici que commence ce qui peut nous construire je vous remercie.